asalaamaaleykum mbokk yi ñun waa Diaspora Vision ñoo dellusiwaat si beneen numéro bu bees gannaaw bi passé biñ terminé gis nañ seeni commentaire seen réaction ñu bëgg si trop di leen gërëm di leen sant te di leen wax ne ñun ñu ngi ñëw nii di continuer ba tey si li nga xam ne ni moom la ñuy wax rek parce que ñun li ñu ñor mooy Sénégal te liñ bëgg mooy nit ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di fa dund ñi nga xam ne ñooy défavorisé yi ñi nga xam ne bari lewuñ yàlla defut ñu am lu bari te ñooñu lañ bëgg ñoom ñu boole leen si réew mi nga xam ne si réew mi lañ bokk te ñu gis ne mun na nekk comme niñ leen waxee woon rek ñun nekk nañ si àll bi gis nañ système bi ni muy doxee ak suñ réew si système bi ni mel ñoo xam ne lii buñ si continuer itam du dem li ñuy xeex na xam naa ne yombul ñun xam nañ loolu waaye ndam dañ ne rek lu nekk si benn lay commencé dañuy wax di ñaan yàlla li ñuy wax mu dugg si bopp ñi nga xam ne ñi ñoo ñuy jiite li ñuy wax nag du ne dañ wax pour ne dañuy contre ki nga xam ne moo ñuy jiite ndaxte bu fekkee ne da nga contre benn président xam nga ni ngay def mooy dem voter contre moom ñun nag voté luñ président waaye voté wuñ contre moom parce que système bi lañ contre système bi tant que mu ngi fa ñun dañ ne duñ voté te ñun bari nañ comme ni ñu leen ko waxee woon rek si bi passé ñun bari nañ ndaxte président de la république bi nga xam ne moo fi toog tey nii 1,9 million ñoo ko fal te bu loolu bu yeboo ngeen vérifier ko 1,9 million te ñu ne Sénégal ëpp nañ 14 millions buñ génnee ñi nga xam ne nii ñoo mun a voté ñu ne si fichier bi rek am na plus de 5 millions donc léegi plus de 5 millions bu ko 1,9 million falee kon ñi ko fal bariwut loolu moom xam na ko waaye li ko waral xëy na xamu ko li ko waral nag mooy système bi nga xam ne nii moom ngeen di gouverner moom si la ñu àndul taxte ñun président lañ bugg soxlawuñ buur te buur yi sax man réew yi ma dem yëpp yi nga xam ne buur lañ am buur yi sax duñ defee ni suñ président yi di defee kon nag loolu moo tax ñun ñu ne nañ jóg wax ak askan wi wax ak ñoom ñi nga xam ne ñu jiite surtout ki nga xam ne moo ñu jiite nga xam ne moom rek moo mën a changer système bi moom la ñuy ñaan pour moom mu changer système bi ndaxte système bi muy jiitee baaxul duñ ne moom nit ku bon la waaye système bi moo baaxul donc léegi moom li mun a def mooy moom mi nga xam ne moo fa toog te moom rek la yàlla jox doole joo xam ne ni mun na ko changer moom mu changer ñu ko bu ko changé ba pare nag ñu doy rek jéem a seet ko ñoo xam ne ku ñu fal koo xam ne nii moom dina mun a doxal li nga xam ne nii moom la askan wi yëpp nangu su ko defee moom mu jiitee noonu su ko defee bu ko jiitee noonu yaakaar naa ne bu boobaa réew mi dina tane léegi li tax ñun mënuñu ànd ak ki nga xam ne moo ñu jiitee fi mu nekk nii ndaxte ki ñu jiitee fi mu nekk nii dañ ne ingénieur la ingénieur waroon na defee politique d'une autre manière que nekk fi di politicienne lan mooy politique politicienne mooy suñu président bi dañ gis ne dafa def ay investissement léegi investissement yooyu nag mooy numéro bii nii nga xam ne moom lañ jóg si investissement yi nga xam ne nii moom lay def ñun investissement yooyu noonu gis nañ ne dafa logiqueul xelluwul parce que bu fekkee ne dañ ne Sénégal léegi pays producteur de pétrole lay doon dans peu de temps ok léegi bu fekkee ne loolu dëgg la tey gëm nañ ne dëgg la ndax dañ ne pétrole am na Sénégal nit ñaa ngi wax lu nekk ñu ngi si wax man loolu mënuma si dugg waaye li ma mën a wax rek mooy man li ma ñor mooy bu fekkee ne dañ am pétrole te man ma nekk koo xam ne ni si secteur boobu laa nekk si secteur boobu laay liggéey man si affaire industrie laa nekk. donc léegi ñu dem ñu ne énergie renouvelable te ñun am nañ pétrole
léegi bu ñu amee pétrole ba pare lan mooy ndeyu ñu ne nañ jël investissement yu mag yooyu di ko def si solaire su fekkee ne am nañ pétrole donc réew bu am pétrole doo nañ ma wax rek benn réew boo xam ne rek am na pétrole ñu ne mu ngi investir ci solaire amul. léegi solaire bi ñu ne nañ romb solaire bi ñu ne ñu ngaa defaat beneen centrale charbon Sendou foofu noonu Bargny loolu itam ma ne waaw suñ président bi kon léegi lan la léegi solaire ñun Sénégal mënuñu am solaire parce que Sénégal dafa nekk pays boo xam ne nii agriculture suñ suuf si dafa fertile amuñ désert solaire li ñu ko war a def mooy pays yi nga xam ne nii désert ba amuñ dara luñ fa def amul garab amul dara léegi solaire buñ ko fa defee au moins dina am ñum njëriñ parce que solaire li muy produire si énergie dafa tuuti parce que 20 mégawatts du dara 20 mégawatts mënut a alimenter benn ville ba pare 20 mégawatts bi di nga occuper 100 hectares minimum laa la wax de si désert bi laa la waxuma la Sénégal gi nga xam ne dafa am ay garab donc léegi naka lañ mun a jëlee si àll boobu nga xam ne nii ñooñu bay lañ yaakaar ñu jël seen 100 hectares defal leen fa solaire boo xam ne nii li mu leen di jëriñ rek mooy taal lampe seen kër ba pare ñu jël seen tool yëpp solaire du foo xam ne nii dafay générer liggéey amul liggéey solaire bu ñu ko xasee installé jeex na nettoyage la laaj 2 fois par an ñëw nettoyer panel yi li tax may la 100 hectares la parce que 20 mégawatts man bi ma defee suma calcul fii nii di nga teglante ay plaque ba mu mat 180 kilomètres puisque plaque bu nekk 1 mètre 86 plaque bi bu ñu wax ne 2 mètres 1 mètre 86 léegi nañ ko jël 2 mètres arrondir ko parce que il faut nga am ay séparation yoo xam ne ni foofu la nit ki di jaar pour mun a nettoyer voilà léegi bu ñu ko jëlee 2 mètres nga tàllal plaque yi soxla nga 180 kilomètres pour mun a am 20 mégawatts te 180 kilomètres bu fekkoon ne 180 kilomètres bu ñu tàllal la nii rek dem 180 kilomètres tàllal ko nii rek dem dina doon baax parce que dañ naan autoroute énergie su ko defee nga alimenté dëkk yi mais lii problème bi mooy munta nekk parce que li muy produire dafa tuuti da nga leen war a concentrer si benn place defar fa ay transformateur defar ba pare nag door di mun di transporter nag li nga xam ne moom ngay produire donc léegi soo jëlee espace su 100 hectares nga jël ko muur ko yëpp ak ay panneaux solaires 100 hectares boobu noonu yëpp warut a am garab puisque boo amee garab dina ëpp 100 hectares di nga jël tasaare panneaux yi di fexe ba jant bi di ko gis loolu moo tax maye leen solaire bu fekkee ne président Macky Sall def ne dafay defar ay centrale solaire Sénégal bu yeboo ñu ngeen tere ngeen bañ ko parce que dootu leen mun a béy te pétrole baa ngi ñëw te énergie fossile moo gën ci énergie mooy pétrole bi mooy gaz bi mooy nucléaire mënuñu am nucléaire mu amuñ doole bi nucléaire moo gën parce que moo tax boo xoolee ay France Allemagne ay kii ay États-Unis dañu am ay nucléaire centre nucléaire yooyu moo gën a mun a générer moo gën a efficace pour joxe énergie ñun mënuñ ko am Sénégal waaye am nañ ay centrale yoo xam ne ni pétrole la am nañ ay centrale yoo xam ne gaz la yàlla def nañ ñu ne am nañ pétrole si suñ suuf si am nañ gaz si suñ suuf si kon nag lan mooy ndey yi ñu ne nañ fa romb loolu di jël ay investissement di ko def si ay centrale solaire logiqueul li ñu war a def mooy jël ay investissement di defar raffinerie ñu raffiner suñ bopp pour ñu raffiner suñ bopp nag il faut ñu am ay raffinerie yu doy wala benn raffinerie boo xam ne ni am na capacité pour li ñuy produire li ñuy pomper suñ teen yi ñu raffiner la ko suñ bopp soo gisee ma wax la loolu Iran boo seetloo Iran seen pétrole bi dafa tuuti parce que li ñuy produire ci pétrole amuñu raffinerie yu ko doy léegi dañuy envoyé bitim réew raffinerie raffiner ko indiwaat ci dëkk bi moo tax boo seetee Iran dañuy limiter oto yi essence bi ñu lay jaay dañ koy limiter par mois dañ lay jox benn carte boo xam ne mois bi litres yi mënoo ko passé am na ñoo xam ne sax dañu am ñaari oto pour am ñaari carte di mun a utiliser di mun a jënd pétrole bu doy
seen essence bi dañ ko limité parce que amuñu raffinerie yu doy tax seen temps guerre bi Iran Irak dañ bombardé seen raffinerie yi donc léegi ñoom li ñuy raffiné doyul loolu moo tax mais Iran boo ko xoolee ay centrale yooyu la am. mooy centrale bi nga xam ne boo xam ne pétrole moo koy dawal nga am centrale boo xam ne hydraulique la boobu itam même chose dina générer efficace na dina générer énergie bu doy waaye ne da ngay def solaire mënut a nekk Sénégal léegi pays pour énergie renouvelable bi nga xam ne sax moo tane boo xam ne man mënoon naa si ànd bu fekkoon ne mun na am Sénégal mooy éolienne énergie éolienne bu fekkoon ne mun na am Sénégal dinaa ànd si lii de bu ko état bi implanté fii dina baax te énergie éolienne man en 2008 man suma bopp personnellement ñëwoon naa Sénégal indi fa benn projet bi ma ñëwee ñu dem aéroport dem foofu ANACIM wax ak waa météo yi pour ñu wax ma fan moo mun na fan ngelaw Sénégal fan moo gën ëpp ngelaw ñoom ñu ebaloon moo tuddee ñaay bi noonu côté boobu noonu ma jaar tuddee ñaay bi jël suma oto continuer man ak suma collègue yi ñu dem ba romb Mboro après ñu retourné waat ñëw si bari tooli Serigne Mansour bi foofu noonu am na benn antenne bu fa nekkoon ñu ne antenne bi da daan root ndox ak yooyu ñu bu ngeen fa rombee ba tey ji yaakaar naa antenne ba mu ngi fa parce que antenne boobu mën naa ko fa monté antenne boo xam ne nii antenne bu gudd la nii te sew am ay corde nii antenne boobu noonu mën naa ko fa monté bu gudd bu sew bi laa wax de wax ma benn bu Serigne Mansour bi boo xam ne nii pour mesurer vitesse du vent la ma ñëw monté ko fa pour xool ndax dañuy mun a jaay Sénégal ñun éolien parce que man dama si liggéey beaucoup d'années man maa nekkoon chef de section bi nga xam ne nii ñun ñoo bi ñu koy produire suñ entreprise timeweather.com bu ngeen fa duggee www.timeweather.com dañuy defar énergie renouvelable comme éolienne dañuy def biomasse yooyu yëpp mënoon na baax Sénégal mais éolienne mënu fa daw parce que données yi ñu am bi ma fa antenne bi ma fa monté woon bi ñëwee toog nañ 2 ans di xaar résultats yi mais données yi ñu am vitesse de vent bi dafa faible trop bu ñu ko defee éolienne du marché après si lañ leen wax ne du mun a marché fii du ñëw jaay leen loo xam ne ba pare aussi du marché lu ko defee loolu àq la ñun suñu résultat ki amul benn contrôle bu ñu def ñun ñoo xool xam ne lii mënut a nekk ñoo leen mënut a nekk ñu bàyyi mu daanu projet boobu loolu moo tax demut parce que amu leen ngelaw loo xam ne nii mun na dawal hélices yi ba am énergie bu doy léegi bu fekkoon ne loolu mun na fa am du ma leen jaru sax ñuy sori foofu parce que gannaaw mënu fa am naa bàyyi mënoon naa leen expliquer quelques affaires foofu noonu si éolienne mais jaru ko léegi daal li ma leen mën a wax mooy nañ jéem a soññu Macky Sall président Macky Sall mu jéem a seet naka lay investir xaalis bi muy jël di ko yàq si ngelaw li xaalis boobu xaj na si population yi agriculture lañ war a def man si industrie laa nekk mais su ma doon jàkkaarloo nag président de la république dama naa ko président gis nga milliards yi bu ñu ko jëloon def ko si agriculture bi dafay réew mi dafay dem diversifier mbéy mi man su ma bopp am naa ay projets yoo xam ne mun naa koy tegal te bu boobaa dina xool naka la koy kii soxlawu ma liggéey ak moom man soxla ma liggéey man am naa suma liggéey alhamdulilah rabbil alamin te si la yaakaar continuer ba ma retraité waaye conseiller ko pour rek lu baax si askan wi ndaxte ñun suñ dëkk bi ñu nekk dañuy def ñu ngi investir Sénégal ñu ngi dimbale population yi ñu gis ne xam nañ ni ñu soxla ñu ngi leen di defal ay ndox ak ñu ngi leen di defal ay case de santé yooyu yëpp ñu ngi koy def suñ loxo ñu ngi koy def suñ poche te waxuñ si état bi yëgu ko sax waxuñ leen si dara indi nañ fi ay sages-femmes di leen former yëpp suñ compte ñun demuñ si télé bi di ko wone di ko wax waaye nag lii nii ñuy wax nii dañ koy wax si rajo yi ba sonn te kenn duñu déglu léegi moo tax ñu ne nañ ko jël di ko dugal si biir net bi nga xam ne boo ko dugalee si net bi dina fa nekk léegoo-léegi nit consulter ko gis ko xëy na président de la république bu amee jot dina dugg dem defuñ ko na Facebook puisque ñu jéemuñ sax nañ seet Facebook pour di jéem ay vues ou utuñ ay vues ñun li ñu bugg rek mooy président de la république jot si gannaaw moom mooy décideur bi mu décider nekkat lii kat xale yi kat li ñuy wax dëgg la nañ ko def waaye lii dafa métti nekk si àll bi saa waaye boo delloo sa réew doo fa gis dara avancement tout le temps da ngay gis arrière man dama gis goudron sax mënut a am Sénégal
toog naa 10 ans boo xam ne nii su ma demee Sénégal su ma wàccee Dakar ne maa ngi dem Saloum mënuma jaar Fatick Kaolack lu ma 10 ans ba bu yàggul lañ ko ubbi lii dafa ñaaw ba pare te mu ne mu ngay defal autoroute bu dem aéroport ana ndax kii xalaat mu ngi xalaat aéroport boo xam ne ubbeewuñ ko aéroport boo xam ne xamoo ko ndaw bi xamoo ndax da marché nu marché nit ñi am soxla di ko doxee mënuñ koy doxee nañ xalaat population yi yii moo naqari diaspora bi ñi si ëpp man su ma gisee diaspora bi ku faral président de la république daf may jaaxal parce que diaspora bi li ngay gis si àll bi ak li ngay gis sa réew nga ñëw ne di faral sa président de la république man mënuma comprendre diaspora bi dañu war a nekk si société civile bi man buñ bëggoon seen président liggéey dañu nekk société civile di ko wax li nga xam ne moo mën a nekk mu leen di déglu parce que ñun dañ am poids waaye président lu ko neex mu def mel ni buur loolu dafa war a jóg Sénégal te li ko fay jëlee mooy système bi ñu changé ko système bi ku ko mën a changé mooy président de la république. président de la république bu bëggoon changé système bi daf koy changé sans am problème parce que li mu bëgg a changé yëpp mu ngi koy changé mais lépp lu koy arrangé la te loolu moo war a jóg Sénégal nit ñi dañ war a xalaat population yi nga xam ne nii amuñ dara mais tant que loolu amul réew mi day na continuer naqari rek xoolal investissement yi nga xam ne nii président de la république def na ko bi mu toogee léegi autoroute mu ne mu ngi def autoroute bu dem aéroport lan mooy ndeyu autoroute bu dem aéroport waaw def na ko autoroute ba dem na aéroport oto yi dinañ jaar dem aéroport jaar si autoroute bi léegi nag mu ne dafay defar benn train boo xam ne nii dafay dem aéroport encore train boo xam ne nii 600 et quelques milliards ñu ne la si war a def plus de 600 milliards lu tax ngay def train 600 et quelques milliards si train bu jëm aéroport te nga am autoroute boo mën a jaar dem aéroport te aéroport bu fay dem xam nga ban heure nga war a départ am naa fu ma jaar naa jóg heure dem aéroport nga xam ne avion bi du dem avant ma yegg jamais avion bu ñu ne la heure bii laay dem heure boobu laay dem nga jóg heure jël autoroute bi dem 600 milliards yooyu am na fu mu xaj 600 milliards yooyu waruñu seetaan président Macky Sall mu koy jël di ko jox di ko investir si train soxla wuñ ko oto yaa ngi fa oto yi mun nañu dem am nañ yoon bu dem aéroport nañ jaar si yoon bi su ku bugg a teel a dem nga teel a jóg waaye waruñ koy seetaan mu jël 600 milliards boobu di ko dugal si train 600 milliards boobu na si nit ñi jóg mu jël ko investir si foo xam ne nii amal na njëriñ nit ñi. léegi ñu waxat beneen investissement boo xam ne nit ñi seetaan nañ ko mu jàll mooy centre conférence boobu mu ne def Diamniadio centre conférence boobu def na Diamniadio ñu ne xaw ma 57 milliards la si def aussi 57 milliards nga def ko centre boo xam ne nii Diamniadio leen te ay prison yaa ngi nit ñaa ngi tëdd prison amuñ fu ñu nelawee dégg naa prison yëpp dañ si chargé xanaa loolu mu jëloon ko sax dem ñaajo def ko ay prison yu moderne yoo xam ne nit ñi tëj mun nañ leen fa dugal ñu am tuuti dignité mais 57 milliards loolu désengorgé na lépp prison yëpp mais nit ñi seetaan ko mu def ko loolu mooy li ma leen di wax rek buur la ñuy fal waaye nag moom du futam parce que système bañ ko fa bàyyee moom gannaaw moom amul volonté génnee fa système ba loolu lu ko neex mu def loolu investissement yooyu laa leen wax ne dañ ko jéem a seet nañ ko xam nga li may wax mooy presse bi moo tax boo gisee ñun ñëpp di jóg activistes yi bari actuellement si kii mooy presse bi moo noppi bu presse bi noppee nag te nit ñi bu ko wax am nañ moyen buñ ko waxee il faut ñu wax ko duñ nekk fi di saaga kenn duñ nekk fi di xeex duñ nekk fi di manifester waaye dinañ ko wax ñu dégg ko suñ ko defee alhamdulilah suñ ko deful ñu xam ne que ñun def nañ suñu warugar waaye président de la république na xam ne liggéeyul puisque milliards yi muy tasaare milliards yooyu xaj na si développé réew mi agriculture bi bu ko développé rek réew ma dina neex. investissement yi muy def nii du dëgg du yoon mu jógewaat foofu noonu jëlaat ñu ne 39 milliards xaw ma 37 milliards ne dafay réfectionner building administratif man yooyu yëpp population bi toog ren ne pat nañ wax
nañ wax bu kenn manifester puisque ku manifester ñu rey la wala ñu tëj la te am nañ yeneen soxla yu du tëdd kaso waaye wax leen xanaa wax te boo saagawut kay waxal rek wax ci njëkk a teraanga ak éducation xanaa duñ la tëj te gannaaw ñoom yoruñ sa dund yoruñ sa lekk du ñoom ñoo lay dundal waxal bu population yi mujjee maar si li ñuy def xëy na bu boobaa ñoom da nga xam ne kat population yi kat dégg nañ li ñuy di wax su ko defee ñu jëm a changé waaye tant que loolu amul duñ changé nañ wax leen na ñëpp wax na ñëpp wax gannaaw presse bi noppi na réseau yi wax ubbi leen seeni canal ngeen wax population ba nekk sa frontière yi Guinée ba sa frontière yi Mali ba sa frontière yi Guinée Bissau ba dégg ko ñoo xam ne que ñii ñuy fal seen bopp lañ fi nekkal li ñuy def nii yëpp dañuy caaxaan la yëpp ay caaxaan la wax naa la investissement si solaire bi wax naa la investissement si train bi wax naa la investissement si autoroute bi jëm aéroport wax naa la investissement si réfectionner building administratif ak beneen investissement boo xam ne nii man mun naa wax ne mun na indi rentabilité waaye ni ñu koy defee aussi war nañ koy xalaat mooy investissement autoroute Ila Touba autoroute Ila Touba ñu ngi ne dañu def 2 fois 2 voies aller 2 fois 2 voies retour pourquoi 2 fois 2 voies aller 2 fois 2 voies retour pourquoi foofu Sénégal bariwul oto bari boo xam ne nii ñun bu ñu toppandoo tubaab yi xam nga dañu xam ne Afrique lañ nekk te amuñ xaalis dañu war di defee noo xam ne xalaat suñ xel yi dañ ko war di nàccal di jéem a defee noo xam ne nii ñun kat suñ doole nii la yem nañ def 2 fois 2 voies yoo xam ne nii dina dem Thiès Touba jeex na ak passage péage buñ ko defee noonu oto yi di tase autoroute yooyu lañ mun a def ñun na yoon bi nekk autoroute rek oto bi bu déparé du taxaw du jaar du traversé ba ndëkk ba yegg Touba yoon bi dina gaaw yoon bi dina libre puisque da ngay fay départ dem sa yoon am say sortie boo demee Diourbel am nga sortie boo demee ville grande ville yëpp nga am sa sortie mu jeex 2 fois 2 voies aller jeex na péage boobu noonu avec le temps dina defaraat dinañ si mën a récolter xaalis boo xam ne dina mën a defar beneen 2 fois 2 voies retour bi waaye ñu nekk di leb rek suñ doom yi war koy fay yooyu yëpp ay xalaat yoo xam ne la ñun suñ njiit yi duñu xalaat topp tubaab yi rek ñoom daal lu tubaab yi wax rek ñoom daal ñun daal ñu ngi noonu rek bañ juddoo ba léegi ñu ngi topp tubaab yi lu tubaab yi wax rek moo am lu tubaab yi wax rek ñoom tubaab yi ñoo xam tubaab yi ñoo jëf tubaab yi lillahi wa rasuli xalaat leen suñ njiit yi mun na am sax ñu ngi xalaat waaye dafa nekk ne lu leen neex la ñuy def suñ njiit yi li tubaab yi wax rek moo am li tubaab yi wax liñ bëgg si lañ topp ñun nag amuñ jot boobu noonu ñun suñ xam-xam lañ nekkee si tubaab yi moom la ñu liggéey ñoom te bu ngeen fekkee fa ñuy liggéey tubaab yi di nga xam ne ñii respecté nañ ñu te ñoom daf leen jaaxal ñun lu la suñu réew yi demee nii parce que man ñu bari dañ ma koy wax pays bu nekk dem naa fa mais da ngay gis yoo xam ne nii ñoom ñoo koy def mais ñun Sénégal mënuloo gis dara loo xam ne nii rek ñun ñoo ko def te lu tax mooy suñ doomi Sénégal yi ñoo ngi si biti mënuñu toog seen réew yi parce que gis nañ ne ñàkk ambition bi ñu am loolu moo tax mais am ay dirigeants yoo xam ne nii saa waay ku la si koo gis ku falu rek nga xeeb ko dafa ñaaw depuis 60 ba léegi président de la république xale la mënoon na am beneen idée moom mi nga xam ne nii bi mu ñëwee sax ne nañ ingénieur la ku ingénieur la war na am ne nu mu yore réew mais pas nekk fii nii di jéem a ut muy faloo te li ma lay wax ni bu defoon lu baax si àll bi dina doon falu waaye di jënd nit ñi loolu la war a bàyyi parce que ay bourses familiales yëpp c'est pas normal parce que mënuloo jël Sénégal yëpp ne da nga leen jox bourse familiale te waroo jox ñi bàyyi ñi sooy defar da ngay defar pour ñëpp ka am ak ka tuutee si ka amuta am parce que dañ la fal pour nga defar li ngay defar dafa war a nekk social ñëpp xaj si fu lu ñëpp di utiliser waaye waruloo ne damaa jël 100 000 jox kii ba pare romb fa keneen si wetam koo xam ne sax kookaa ko nga jox ko nga doo ko jox loolu du xel wala kii feebar na nga ne naa ko faj keneen kee feebar nga toog di seetaan yooyu yëpp ay politique yoo xam ne man mënuma avec respect
waaye seen politique yooyu man xaw ma fan la def leen teg leen ay structure teg leen benn système boo xam ne nii système bi ñun ñëpp si gis suñu bopp ku am kaa ku ñàkk ñoo si am ka am nag bu amee passam pour dem Europe faju ji na dem Europe faju ji waaye ñun am nañ ay structure yoo xam ne nii mun na jëriñ waa réew mi dinañ am école yoo xam ne nii suñu waa réew dinañ si mun a jàngee parce que président de la république foofu la jàngee ba jeexal xam na li réew mi soxla waaye jéemu ko bam faloo ba léegi lu ko neex mu def ñu ne français la fa nekkal ñoo xam waaye suñ président de la république ñun la fa war a nekkal li ma leen di ñaan mooy ngeen jéem a xalaataat bu baax ci système bi lillahi wa rasuli yéen ñi nga xam ne yéen ay gouverner yéen ñi nga xam ne yéen a am décision ngeen jéem a changer ni ngeen di jiitee xam ne yéen a ngi amee ak askan wi ndaxte di jógee Dakar bu ko dem Saalum mënuloo def sax Kaolack Fatick jógee Fatick dem Kaolack mënuloo ko woon nee naa la depuis 10 ans man damay ñëw jaari ba ngee neew wala ma dem jaari sa féeri ba dem rang foofu noonu toog fa yàgg fa door a mun a continuer yooyu yëpp dafa ñaaw yooyu yëpp dañu doon sonal te suñ président de la République am na xaalis boo xam ne nii mënoon nañu génnee si yooyu mun nañu si génnee léegi daal man li may ñaan mooy population yi jéem a déglu yii jéem a am conscience si li nga xam ne nii ñi ñuy jiite noonu la ñuy doxee ñu jëm leen si forcer pour ñu jéem a changer doxalin ba tax na man maa ngi yem fii si numéro bii nii ba beneen numéro incha allah maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm jaa ngeen jëf.